jërë ngeen jëf mbokku internet yéen ñu seetaan suñu site bi di firiinfo.com tey nañu àggal leen ci inauguration forage village Pakala commune Saly Escale. Le maire El Hadji Sader Dieng et les adjoints et sous-préfets de Salif Ndiaye reçoit la délégation de Ofor et Félix dans la commune de Saly Escale et Pakala. loolu nag suñu site bi di firiinfo.com daal di leen foo na teewal lépp rek ñu daal di leen ko wan ngeen daal di koy seetaan. maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp ci turu délégation bi ma fi àndal di nuyu waa Pakala di nuyu waa Foutayel di nuyu waa Màkk Guy Pël di nuyu waa Màkk Guy Wolof di nuyu waa Fass Ngéyeen di nuyu waa Sampaate di nuyu waa Sinthiou Pakala di nuyu waa Sinthiou Ñangeen ak booleemu gox boo xam ne wër nga forage bi te di nga jëfandikoo ci forage bi maa ngi leen di nuyu ci turu ministre de l'eau et de l'assainissement monsieur Serigne Mbaye Thiam di leen nuyu ci turu directeur général de l'OFOR Alpha Bayla Gueye moom moo jiite délégation bi moo fi waroon a teew tey waaye tey am mbootaay bu mag boo xam ne moo am ci Touba umpulewu leen ne ñu ngi wàcc màggalu Touba ministre Serigne Mbaye Thiam war fa def tey visite démb ci guddi mu convoqué directeur général OFOR ne ko naka fekk Touba moo tax tey teewewul ndaje mi ñu ngi leen di jéggalu incha allah dinañ leen dikk ne dina fi dellusiwaat ci yeneen yoon. monsieur le préfet monsieur Saliou Ndiaye maa ngi lay nuyu ci turu délégation bi ma àndal maa ngi tudd Mor Talla Seye chef de la division des travaux office des forages ruraux donc ñun ñoo yor forage yi ci dëkku kaw yi yëpp ci Sénégal. di ànd ak sama collègue bi Pape Sambou Niang di ànd ak suñu chef de division régionale bi monsieur Bouna Diouf moom moo yor mbirum hydraulique fépp ci région Kaffrine liggéey bi nag bi mu tàmbalee moom yéen xam ngeen ko donc ñëwoon nañ fi ñaari at ci ginnaaw defoon identification parce que amoon na dëkk yu bari ñu sélectionné woon ci programme bi ndax programme bi Banque mondiale moo ko financé ak État du Sénégal ñu tànnoon ñaar fukki dëkk ci 5 régions Thiès Diourbel Fatick Kaolack Kaffrine donc Pakala bokk ci ba yàlla def ñu commencé liggéey bi ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñun OFOR le gouvernement Sénégal jël liggéey bi dénk ko suñu loxo ñu nit ñu am entreprise yu ñu wóolu confier leen liggéey bi muy entreprise SAD moomu tey Youssouf Seydi moo ko fi teewal ak Paul Seydi ak monsieur Ouattara mais entreprise boobu am na bureau de contrôle technique boo xam ne moom lañ tegoon ci wetam mu toftal ko muy saytu liggéey bi di xool liggéey bi ndax niñ ko bëggee mu ngi jaar ci yoon. ku ñuy wax Amadou Diakhaté moo jiite bureau boobu ànd ak ay naataangoom Aliou Ñing Mor Sène ak monsieur Badida Ba bi liggéey bi pare même laata liggéey bi di pare dëkk bi umpule wu leen ne dañu jël gestion bi teg ko ci loxo Flexo. donc Flexo moom mooy saytu liggéey bi di ko doxal di jaay ndox di ko encaisser yore entretien bi ak maintenance bi Abdou Aziz Diagne moo fi teewal Flexo ànd ak Maxa Diak ak madame Mareetou Bey donc ñooñu ñooy délégation bi nga xam ne moom la ñu àndal. ginnaaw bu ma leen nuyoo ni ma leen ko waxee mooy fii ci Pakala xamoon nañ ne am na jafe-jafe ndox. président Macky Sall ci programme d'eau potable et d'assainissement bi nga xam ne mu ngi ci programme PSE mu ne OFOR nañu fexe ba dëkk yi nga xam ne dañu am jafe-jafe ndox yëpp ñu saafara ko ci programme yi mag yooyu PUDC amoon na ci fànn bu am solo bu PUDC jàllee ñu indi beneen programme bu bees boo xam ne mooy PAMIR projet eau et assainissement en milieu rural. projet boobu ëpp na volet bi nga xam ne ñun OFOR moom la ñuy exécuté ëpp na 20 milliards ñu tànnoon ci 20 dëkk yoo xam ne war nañ ci defar ay château d'eau dëkk bii di Pakala bokk ci. donc ñu commencé woon ci phase études yi def phase d'implantation def phase travaux ba liggéey bi pare na tey ñu war leen ko jébbal ngeen jëfandikoo ko fii bu ñu xaymaa liñ fi def toll na ci 20 millions ak ñeent fukk ak juróom liggéey bi yëpp. kon lu am solo la ndax tabax nañ fi benn château d'eau boo xam ne 100 mètres cubes sur 20 mètres la tabax nañ fi aussi benn logement pour gardien bi cabine de pompage bu forage bi aussi yeesalaat nañ ko
defar clôture defar réseau boo xam ne daanaka mat na fukki kilomètres ak ñaar moo desservir juróom-ñetti villages yooyu ma doon lim léegi. defar nañ fi aussi juróom-ñetti borne fontaine defar fi benn abreuvoir te lii nag ci tàmbale bi la rek liggéey bi jeexagul parce que dégg nañ seeni doléance ci jamono yu néew dinañ fi dellusiwaat defar fi abreuvoir asafla abreuvoir bi defar nañ ko ba pare dinañ fi dellusiwaat defar fi unité de chloration maanaam OFOR dafa bëgg aussi ndox mi muy jox ndox nit ñi nekk ndox mu sell. unité de chloration boobu dañ ciy def eau de javel muy jàll ci château d'eau bi pour gën a sellal ndox mi bépp doomu jàngoro bu mu fa fekk mu mën ko faagaagal ba nga xam ne nit ñi ndox mu sell la ñuy naan. loolu fii ak ay jamono yu néew dinañ dellusi mais liggéey boobu beneen entreprise lañ ko jox muy entreprise SAE bu loolu weesoo dégg seeni doléance parce que xam nañ ne fii aussi dafa xaw a sori moo tax ñu ne dëkk yi sori yëpp nañu fexe ñu am potence parce que potence aussi nit ñi dañ koy jëfandikoo. camion citerne yi tey yàlla tere kenn ñaanu ko yàlla bu daay gi doon lakk camion yi bu ñu ñëwee dañu war a soxla fu ñuy duyee donc incha allah ci avenant bi nga xam ne signé nañ ko dinañ leen fi defal benn potence boo xam ne di ngeen ko mën a jëfandikoo. dégg nañ aussi seen doléance mais avant ngeen di koy wax sax xam nañ ko parce que umpule wu leen ne programme bi mënta def lépp parce que programme bi budget la budget bi fi mu yemoon foofu lañ ko yemale. léegi nag demande additionnelle yi nga xam ne dégg nañ ko parce que nee nañ ñu dëkk yi ñaari tuyau central moom moo dugg ci dëkk yi te dëkk yi yaatu na kër yëpp mënuñ jote ci ndox mi mais incha allah dégg nañ seen doléance lépp luñ ci mën dinañ ko def pour saafara ko dinañu fexe ci avenant bi ñu xool luñ leen ci mën a dimbalee pour dëkk yu mag yooyu ñu fexe yokk tuyau yi pour kër yi mën a jote ci ndox mi. am na aussi beneen fànn bu am solo ci programme bi nga xam ne moom la OFOR di doxal mooy programme branchement sociaux parce que OFOR comme niñ koy waxee OFOR dafa mu nekk loo xam ne liñ koy mandargale mooy un foyer un point d'eau potable dañu bëgg ci diir bu gàtt bëggatuñu gis jigéen ñi di yenu paan di rooti moo tax ñu bëgg kër gu nekk am robinet te kër gu nekk pour mu am robinet il faut aussi tuyaux yi dugg ci biir dëkk yi dugg ci gox-goxaat yi programme boobu démarré na Flexo moom lañ ko dénk fii ci région Kaffrine war na fi defar 5,000 branchements sociaux te branchement yooyu gouvernement bi def na ci yombal bu am solo parce que ku bëggoon branchement bëgg ko génn ci sa poche fay ko di nga def 20,000 gouvernement bi da loolu diis na ci population rurale yi gouvernement bi supporté 95,000 5,000 francs la ñu laaj bénéficiaire bi te 5,000 francs boobu même bu ñu la ko laajee sa xaalis la dafa am fu ñu la ko dencal maanaam Flexo nga koy versé mu nekk avance sur consommation mooy maanaam li nga njëkk a naan ci facture boobu lañ koy fayee kon daanaka mën na ne branchement bi defoo ci dërëm kon loolu lu am solo la. programme branchement yi Flexo commencé na ko fële ca Gandiaye incha allah dina law ba egsi ci seen gox yi incha allah ci weer yu néew. dañu bëgg nag comme niñ ko defee woon ci CLD yi mobilisation exceptionnelle population Pakala ngeen aussi def mobilisation exceptionnelle kër yëpp bindu ngeen mën a am ci branchement yi su ko defee suma yaay yeeg suma tante yeeg suma bàjjen yi dootuñu yenu paan di rooti. bu loolu weesoo dinaa leen wax suñu mbégte suñu xol sedd na parce que programme bi ñu ngi ko commencé bërki démb ko démarré ko ca boori Kaarang Sirmang wër zone Kaolack dem Ndiédiène wër ba tey ñu ñëw fii ci Pakala tey mooy étape bu mujj ci journée tey suba ñu war a xëy Fass Gouloukoum ak Thione waaye mën naa jàpp ne yéen waa Pakala jël ngeen coupe bi. loolu bu amee c'est grâce à l'appui de monsieur le maire monsieur Dieng maa ngi lay nuyu ci turu délégation OFOR parce que lii sedd na xool parce que nit ki boo ko nekkaa ñu dem nga geesu gis ko sa kanam gis sa ginnaaw sa xel dina dal te am nañ yaakaar ne lii ñu fi def gis njariñ bi gis nañ ko déjà te wane na ne population bi approprié na déjà installation yi ñu fi def te loolu bokk na ci li nga xam ne mooy jëmmal programme bi mooy tax leneen ak leneen mën fi ñëw parce que bu leen umpule ne gouvernement Sénégal ci ay lempom la ñu dajale indil leen ko jox leen budget bu toll nii boo xam ne mat na 145 millions de francs CFA kon dañu bëgg saytu bi jaar yoon ku nekk def ko ni sa alal toppatoo ko
ba nga xam ne seen i doom ak seen i sët ak seen i sëtaati sët dina ñëw fekk fi joyau bi mu leen di servir te forage dafa nekk un outil de développement économique et social te cohésion sociale boobu déjà am nañ ko fii parce que léegi juróom-ñetti dëkk yi ñoom ñoo yëkkateendoo di tegandoo parce que ñoom ñoo bokk forage bi kon loolu cohésion sociale la développement économique dafa war a am ndax forage waroo yem ci lekk ndox naan rek donc dafa war a indi coppite ci wàllu santé dafa war a indi coppite ci wàllu développement parce que bëgg nañ fi ak ñeenti at juróomi at buñ fi delsee di def évaluation d'impact ñu gis ne forage bi am na lu mu indi ci gox bi te loolu nag mu ngi ci seen loxo nekkul ci suñuy loxo ñun li ñu warloo woon ak yéen def nañ ko di leen ñaan ngeen jël affaire bi sàmm ko doxal ko ba leneen ak leneen mën fi ñëw gouvernement bi ak banque mondiale bu ñu fi delsee kontaan xam ne waa Pakala kat lii ñu leen defal ñu ngi koy toppatoo ñu ngi koy sàmm ni mu waree. te ndox nag li tubaab di wax ndax ndox dafa am coût parce que ndox mi fi mu nekk ci biir suuf sori na te li koy jëli énergie moo koy jëli moo xam courant la moo xam gasoil la moo xam solaire la. te ndox moomu dañ ko war a fay parce que fay ndox boobu mooy tax ñu fay conducteur bi mooy tax entretien bi ak maintenance bi lépp lu ci yàqu du ngeen xaar état du ngeen xaar sous-préfet du ngeen xaar monsieur le maire dañ koy defar. kon foofu laay tënkee parce que programme bi gudd na te asamaan si neexul maa ngi leen di nuyu à travers votre mobilisation exceptionnelle di wax vive Pakala vive Pakala vive Pakala coupe bi moom jox nañ leen ko. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp waaye di tàmbali nuyu bi di nuyu borom dëkk sunu wayjur di sunu papa Omar Niang di nuyu imam bi di nuyu président chef de village de la commune de Saly Escale Bassirou Sarr di nuyu bu baax ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo dëkk Pakala yëpp di góor di jigéen di mag di ndaw di nuyu monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride di nuyu sey mi wax léegi di wax ci turu représentant DG OFOR ñu ngi koy nuyu bu baax sey di nuyu représentant Flexo di nuyu bu baax premier adjoint au maire bu Ida Mouride waaye di nuyu sunu mag sunu lépp di Bouna Diouf di chef régional bi nga xam ne moom moo yor hydraulique di nuyu conseillers municipaux Saly Escale yëpp di nuyu bu baax police bi nga xam ne moo nekk màkk buy te ñu teew fii di nuyu sunu bureau municipal bi yëpp premier adjoint au maire Aladji Ibra Lom moo ngi nii toog di nuyu madame le maire Atta Seck dëkk Pakala di nuyu madame le maire Ndundu Camara di nuyu monsieur le maire Ibrahima Sow ainsi que toute l'équipe municipale ak cabinet bi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak man ci wàllu liggéey bi di nuyu bu baax nag population Pakala surtout jigéen ñi ñu gën ci sax ràññee gannaaw bi ma nuyoo Atta ñu gën ci ràññee Fatou Yaay Ndaw mais di remercier bu baax la jeunesse de Pakala di gërëm bu baax sunu xarit Balen Gueye di nuyu ñëpp di sant ñëpp monsieur le directeur général OFOR le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam programme bi nga xam ne moom le président Macky Sall am jëmale ko ci monde rural bi benn programme ëppul ci njëriñ OFOR ndaxte tey forage bi doon na forage boo xam ne dana dimbale tund wi yëpp ndaxte ndox nekk na lu am solo te nit ñi soxla woon neen ko ngeen réaliser ko sur un coût de 145 millions loolu ku ko xam-xam ne doole ji bare na borom dëkk sànq wax na ba tudd tiwo yi wax naan si ak Bouna waaye dinaa ko waxaat si kanam mbooloo mi yëpp
bëgg neen fii si Pakala ba sañc Pakala ba Pakala Pël ba dëkk bi nga xam ne forage bi moo koy desservir fépp fu tiwo mën a yegg pour que nit ñi mu mën a yomb si ñoom ñu dugal ko si biir kër yi maa ngi leen koy ñaan. ndaxte bu tiwo yi bare xam naa ne waa Pakala ay jàmbaar leen ndaxte programme ambitieux bu président def un foyer un point d'eau c'est une réalité dans le Sénégal te nag buñ dugalee tiwo yi ba mu jege kër yi ñi yàkkamti de mën neen a fayal seen bopp waaye ñi yàkkamtiwul de OFOR dañ leen dugalal ak Flexo dañ leen dugalal ndox seen biir kër yi te junni dong leen siy joxe. bon loolu ku ko xam ne président Macky Sall ku bàyyi xel dëkki kaw gi la ma di si profité nag di gërëmaat population Saly Escale yëpp ndaxte nag président Macky Sall bu soxlaa jàppale ngeen man de ba ma soxlaa fal ngeen ma le 23 janvier mais élection législative yi de bañ si yegsee commune Saly Escale ñoo jël premier si département Koungheul en termes de suffrage et de voix. bon tey daneen si profité aussi wax doléance yi nga xam ne moom la commune Saly Escale am monsieur le directeur général Kër Mandoumbe benn forage moo fa am doyatul soxla neen un deuxième forage tey waa Flexo dañ leen di gërëm di leen sant parce que maxa heure bu jot dañuy wax téléphone mais connexion bi am forage yu koo soose ak Saly ba bu bii paane nit ñi sax duñ ko yëg ndaxte beneen bi daf koy relayer loolu leen bëgg forage yëpp mel noonu bëgg neen benn forage à Kër Samba Njambaan bëgg neen ko beneen bu mag boori Faskati ndaxte zone yooyu c'est des zones à forte concentration démographique nit ñi dañ ko soxla te jafe-jafe la pour ñu jot si bu ñu leen gisee dinañ leen ko tawatal dina yomb nag bu ngeen ciy liggéey ak le directeur Alpha Bayla Gueye qui est une compétence avérée dana yomb ndaxte jamono yii si gannaaw matagul weer président Macky Sall dalal na ma bureau man ak moom ak yàlla ñu waxtaan ci ñaari waxtu wax naa ko lii ma leen wax tey ba ma dalalee dañuy wax jafe-jafe yi Saly am mu nangul ma ko validel ma projet yi joxe ci ay ndigal lii may wax comme doléance di ko wax directeur bi le ministre Serigne Mbaye Thiam président Macky Sall yónnee na ko këyit pour lu jëm Saly Escale ndaxte président Macky Sall xam na fi mu teg monde rural bi parce que bu soxlaa yéen a koy jàppale. bon suñu diggante ak président Macky Sall dafay gën di neex parce que sunu ay doléances askan jébbal leen ko mu jël ci ay décision wax ji nag bare na waxi penc yi bare na borom dëkk bërki démb bu jotante neen téléphone waxoo ma sa waxi bopp waxi dëkk bi nga ma doon wax ñu ngi la siy gërëm di la si sant waaye waa OFOR ñëw neen réceptionné forage bi buñ paree kenn dootul leen gis dañuy dem loolu du wax ju rafet dama ne forage yu Xosnaan bi war a yóbbu ndox maqaama tiwo yi yegguñ maqaama mairie Saly Escale laa jël xaalis fay adduction d'eau bi dem maqaama tiwo yi war a dugg biir Pakala bu ko OFOR mënta def man Alaaji Sader ma jël si xaalisu mairie bi dugal ko Pakala bon wax ju ñaaw wala ñaaw njortu baaxut ci ay nit ñuy ànd ñaara koy yàq te nañ ko moytu laaj nit ki lu mënut wala nga bañal ko loo man nag lépp lu ma man duma ko bañal Saly bon ñu bàyyente xel ci loolu yàq yi bare na yaakaar gi ñu am ci président Macky Sall amuñ ko kenn kuy def politique ci réew parce que président Macky Sall moo mën a dimbale Pakala moo mën a dimbale Saly keneen mënu koo dimbale parce que moom la fi yàlla teg boo doonee opposant mën nga politique mais bu ñu demee ci terrain bi nga xam ku la man président Macky Sall lim fi def gàcce ngalaama moom dama koy waxaat
dugalaat tiwo yi biir Pakala ba mu yegg Pakala Pël bu ko ofoor yéex a def ma jël xaalisu Sali def ko ci. bon waxi penc man duma si tontu nit ku ñaaw njortu duma ko tontu nit ku ñaaw njortu duma ko tontu liggéey la ma Sali sant daneen liggéey nag liggéey moom si leen di woo ñëpp encore une fois di talalaat ñëpp loxo bu neexee daneen liggéey bu naqaree daneen liggéey parce que président Macky Sall moo ñu gunge moo ñu jàppale moo ñu yónni. ñi ngi may wax léegi ne ma njabto xur wóoru nekkoon fa pax moom nekkoon njabto président Macky Sall Kaolack laa dajeeg moom mu joxoon directeur FERA bi instruction ne ko defar matériel bay defar paxu njabto ba def fa ab pont ko tàmbali na. PNDL jox ñi xaalis ñu war cee def adduction doowu maqaame bi defar si poste de santé bu Kokoto defar si yeneen. tey garab yi war a dem ci hôpital bu nekk Saly Escale bon vert bi signé neen ko démb jox neen ko Ibrahima Proval may nañ yeneen mini forage may nañ ñu ñaari pont ñu ngi seet fuñ ko def dëkk yi war a am courant keroog ASER yónni neen fi ay nit parce que toog naa ak directeur général ASER di Baba Diallo président Macky Sall wool moo ko mu recevoir dineen def centrale solaire sañ ci Saly daneen ko def Fasketi daneen ko def Kër Samba Ndiambane daneen ko def fépp fuñ ñu ko laaj directeur général FERA ne ma ren mënu ma laa tabaxal tali mais budget 2023 bi tali bi jógee koo jëm Kër Mandumbe ba yegg Nioro Thialé dañ ko liggéey dama ne 2023 tali bi jógee koo jëm Kër Mandumbe daneen ko réaliser centrale solaire yi ñu war a njëkk a def bu sañ ci Saly bi fan yu néew liggéey dina tàmbali parce que lancé leen marché ba entreprise ba ngay def ay enregistrement bon allo allo courant bi moo dem amul problème kay waaye Fass Ñangeen Sampaate Wilane liñ fi taxaw makka guy ñoom Omar Niang vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant tey magasin de stockage yi ñu war a tabax Saly liggéey bi semaine prochaine lay tàmbali ñuy def ko Wilaneen def ko Kër Samba def ko Kokoto ak Medina Saly directeur général fait emploi tey Saly ñeent fukki nit ñu ngi siy liggéey di fayee ko weer wu jot barki dem bu ko demoon fële njabto gis nga nañ fa liggéeyee président Macky Sall jox nañu 22 kilomètres de goudron Koungheul Maka Guy li si war a am comme mesure d'accompagnement waxtaan nee neen ko ak ñëpp dex gii foog naa ne 34 milliards yi foog naa ne ñëpp yëg neen ko pour ñu defaraat ko képp ku nga xam ne war na cee bokk rek daneen la si woo boole la ci bon liggéey rek moo ñu tax a jóg di gërëmaat ñëpp encore une fois di sant ñëpp di wax rek ne Pakala comme ni ko directeur bi waxee yéen a jël coupe bi parce que nag ku leen defal lu rëy ngeen defal ko lu rëy président Macky Sall moo leen defal lu rëy moo tax ngeen teeroo ay ganam teeru bu rëy bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant enveloppe donc Ibou mi ngi may fàttali parce que semaine bii di ñëw xam nga avant ñuy falu di jël commune bi financé woon ne jigéen ñi 10 millions financé jeunesse bi 10 millions mais semaine bii di ñëw jigéen ñi dong laa bëgg a financé joxe naa enveloppe bu 35 millions boo xam ne directrice générale FONGIP moo ma ko jox Thérèse Faye Diouf jox na ma fanweeri millions ak juróom pour ñu financer ko jigéeni Saly Escale maa ngi leen di gërëm